Assalamualaikum mbokk téléspectateurs yi mbokk internet yi daal leen ak jàmm ci seen chaîne MTV alors tey nag ñu ngi fii si la grande mosquée oumarienne Tal yi alors ñoom nag lu ñu fi indi moo di préparer jour bi nga xamante ne moo di ziar général bi muy le 25 janvier comme ni ñu koy daal di defee chaque année rek mais nag bii pas dina xaw a ute parce que ci situation bi moo ko demandé parce que ku ne xam ne ni construction mosquée bi pareegul donc mosquée bi mu ngi en chantier ba léegi nii. Alors donc force est de constater que anam ñu ngi koy defee dina ute ba tax na ñoom nee nañu ku ci nekk nag mën nga ko defee fi nga nekk alors donc l'essentiel moo di li nga xamante ne daal moo di jumaa ji que ne ku ci nekk na ci barkeelu luñ ci naroon a def vraiment ñu def ko ci mosquée bi ngir ñuy àggale ko comme ça déwén incha allah ñu mën ko màggal comme ni nga ko daan màggalee alors dañuy daal di nekk déglu leen ñu daal di wax prononcé wu ci ziar annuel bi. كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. الرحمن الرحيم الحمد لمستحقه والصلاة والسلامه على أفضل وأكرم وأحب خلقه وعلى آله وخلفائه المتخلقين بأخلاقه ورضي الله عن كبريت الأحمر والغوث الأشهر مولانا أبي العباس أحمد بن محمد السالم التجاني وعن كافة خلفائه ومقدميه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بندرابي جولبه ɗo gonɗon fof on calminama salminadu l'islam assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu tawi kadi salminadu ndu ummi koye halifaɓe meɗen ceerno men ceerno Mouhamadoul Bachir khalifa julɓe fof khalifa alhaji Oumarul Fouti hande e dow laral leydi he khasatan khalifa kadi tijaniyankoɓe fof e ɓesgu makko ceerno Mouhamadoul Madane e dendagal ɓesgu cheikh Oumar e dendagal ɓesgu khasatan ceerno Mouhamadoul Mountaga radiyallahu anhum ajma'in ko tintinde on eɗen gandi oɗo saaha mo tolni ɗen haqqillaji meɗen fof haqqillaji julɓe fof ene e ziyara meɗen ziyara ceerno Saïdou Nour e ziyara ceerno Mouhamadoul Mountaga mo mbaɗannoɗen hitande fof ko ɓooyi tawi bandiraɓe ɓe ɗo goni e alamul islam fof ene notito hen puɗɗima namdade hol nden e hol noon e holɗo waɗete e ɗum noon seerenɓe ɓe ndendi ceerno Mouhamadoul Madane e disnodirde mo e jinnaɗe men enen fof ceerno Mouhamadoul Bachir e commission ngaji joguinoɗi hafere ziyara o ahbab alhaji Oumarul Fouti e rabiɗatul ulama ɓe kawri won ganto jaggi en hikka tardini ziyara o ɗaccaka kono o dirtinama ella o premier ella o fof ko juma o woni koye liggede koye liggey woni ɗo waɗeteno ɗo ne heewi bagasuji pewtuɗi e juma he yimɓeɓe ngala ɗo ndendi en ngala dental ɗo rendi en mbawa kadi egginde ɗum batten ɗum banggue goɗɗo ɗo ɗum heƴata weeɓata ko ɗo tan ɗum heƴanta en so Allah jaaɓi ñaagoɗen Allah tan ka ɗo juma yo timmu e gurdam men ma en battu tawane dañen ɗo yaajata rewɓe worɓe moni fof ene heeɓa place no foti heɓirde ni hikka noon ene faaɗi ɗum woni gantu o tan ko bagage so neɗɗo naati ɗo ma yi ko woni ɗo e conteneur uji gadduɗi bagage uji fof ko juma he yowiti wawa dirtude ɗum noon ko ziyara o tan wawata dirtinede ɗum woni ziyara o yamiri en jooɗo
kalden ɗum tawa koye ɗiɗo ayawuji téléji leydi ndi ko ɓiɓɓe men kadi ko taaniraɓe waɗanteɓe ziyara ɓe goto hen fof so noddama ko wayni ene softa hen guilay mawɓe ardiɓe téléji ɓe ha neleteɓe hen ɓe foof ɗum noon o yamiri kamɓe fof yooɓe ndendu hande kaalen ɗum ɗon so tawi Allah jaaɓi ittata noon ziyara eɗen gandi ko duwaw tan rendude ɗo nde ko barkinorade ruhuji seeranɓe ɓe kono duwaw kam ɗo neɗɗo woni foof waɗat ɗum tan so waɗi tan yettoto to neldete to on ya'lamu ma fi sudur woni Allah subhanahu wa ta'ala so ñande hen yonti ñande 25 janvier mo dentannoɗen ɗo o moni fof ɗo woni yo rendin joom duɗal yo rendin duɗal mum joom juma yo haalan juma mumen joom jama yo haalan jama mumen gardiɗo fof yo haalan ko ardi ko yo ndendu ɗon mbaɗa duwawuji mbaɗa kamilaji fodde ko Allah wawni ɗumen fofof ganniyoɗen panen ɗum e ruhu annabi so ndewnen ɗum to annabi sallllahu alayhi wa sallam e ruhu ceerno men Cheikh Ahmad Tijani Sari radiyallahu anhu e ruhuji dendagal moƴƴuɓe ardiɓe annabaɓe sahabaɓe e ruhuji dendagal jinnaɓe meɗen ko wonno anniya ko moni foof ɗo woni ɗo yo wat ɗum ɗon eɗen gandi noon ha hande juma o kadi ene heddi mbaɗen hen haqqillaji meɗen so neɗɗon andi fere baɗeteɗo e juma o so renaki hawto ko rendinte ko kono sa haalnama ko jogori waɗede juma ka so gasi moni fo ma andu ka juma ko namdanteno ko waɗama tigui e juma ka ha yo Allah wurnu en tan ha kawren hen so neɗɗo yini wiyata ko timmi kono ne heddi ko heewi ko foti waɗede hen ko ganduɗa inchallah yalla tawnen moni fo ma wi ka juma ko rendinteno ko ɗum ɗo deke waɗama e muɗum ɗum ɗo tan raɓɓiɗinade woni komin jinno andinde on mbatten hen haqqillaji men ñande so Allah jaaɓi ñande 25 janvier wiyaɓe yo mbaɗ kamilaji ɓe yo mbaɗ dente ɗe moni fof kadi kala ko rendini feewe juma he yo addu ɗum ɗo ñande hen commission joguiɗo affaire halis ziyara o ma ñalluɗo ñande 25 janvier nde kadi garuɗo fof ma dañɓe tawi ɗo waɗa e juuɗe mumen barkinoroɗen enen fof e liggey juma o yo Allah hokku en hawrude timmal ngal Allah wurna enen fof ha kawriten ɗo e uddital juma ngal so tawi Allah jaaɓi innahu waliyu zalika wal qadiru alayh wa huwa ala ma tasha'u qadir wa bil ijabati jadir ni'mal mawla wa ni'man nasir wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin on jarama assalamu alaikum wa rahmatullah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب الغر الميامين وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين وحسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Vous avez répondu tout nombreux, Masha'Allah, à l'appel du Khalif Thierno Madani Tall, sous l'autorité du Khalif général, son père, notre père à nous tous, Thierno Mohamed El Bachir Muntaqa Taha Tall. En leur nom, nous vous remercions d'être venus nombreux répondre à ce point de presse. Nombre d'entre vous sont déjà habitués à cette manifestation-ci sous forme de point de presse quand approche l'événement majeur qu'annuellement nous organisons ici sous forme de ziara générale dédiée à la mémoire de Thierno Seydou Nourou Tall et de Thierno Muntaqa Tall, qui repose ici derrière nous. C'est un moment de haute dévotion qui mobilise tous les croyants, tous les fidèles musulmans qui viennent ici procéder à une dévotion majeure sous forme de dua, sous forme de zikr, en commençant par la lecture du Coran. Donc, sous l'égide du Khalif général, Thierno Bachir, et du Khalif Thierno Muntaqa, le serviteur de la communauté omarienne, nous nous sommes réunis ici
autour de Thierno Macky Tall, qui représente Thierno Madani, pour vous informer de comment sera organisé cette année cet événement majeur de la ziara dédiée à Thierno Seydou Nourou Tall et à Thierno Mountakha. En pulaar on dit ko ɓuuti tullini holliri hoore mum. Ko ɓuuti tullini holliri hoore mum pour les pulaarophones. Ça veut dire que quelque chose s'affirme de lui-même quand ça frappe tous les regards. Si vous observez ici, autour de vous, vous voyez bien que nous sommes en chantier. Nous ne sommes pas qu'en chantier. Nous sommes en très grand chantier. Si vous voyez ces immeubles qui sont déjà à l'échelle de génie civil, vous voyez tout le matériel éparpillé ici et là, occupant tout l'espace du Raouda. Vous vous rendez bien compte que cet espace ne peut pas recevoir la ziara dans son format habituel, qui mobilise des milliers et des milliers de fidèles. C'est la raison pour laquelle cet événement est reporté de quelques mois, souhaitant que l'achèvement de ces travaux puisse être effectif de manière à ce que la ziara se déroule dans les meilleures conditions. Nonobstant cela, nonobstant ce report, Thierno Bachir, le khalife général, Thierno Madani, le serviteur de la communauté omarienne, ont tenu à organiser au cours de la journée du 25 janvier, qui est la journée d'anniversaire de rappel à Dieu de Thierno Seydou Nourou Tall, Thierno Mountakha lui-même étant rappelé à Dieu le 12 janvier, la ziara regroupant leur anniversaire. Ce jour-là du 25 janvier, sera organisée ici une manifestation de dévotion, lecture du Coran et des doigts. Et cela, symboliquement, va, en attendant, prendre la place de la ziara dans son format habituel. Les fidèles qui sont ici, à Dakar, qui n'ont pas de contraintes de déplacement, sont tous invités à venir ce jour-là commémorer la disparition de nos illustres guides. Ceux qui venaient ici habituellement sont dispensés de ce lourd fardeau, tout en leur demandant à leur lieu d'existence, à leur lieu de domiciliation, qu'ils puissent y organiser cette dévotion au cours de cette même journée du 25. Étant entendu que les dévotions, partout, elles sont effectuées, elles arrivent toujours à bon port. Elles sont absolument intemporelles. Elles n'ont rien à voir avec la distance. Parce que toutes ces dévotions convergent vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'a pas de lieu, qui n'a pas de temps. Donc tous les fidèles sont invités à organiser le 25 janvier prochain, donc 2025, des séances de dévotion qui constituera leur propre ziara. La ziara, habituellement, s'organise toujours sur la base d'un certain nombre de moyens, sous forme de contributions, notamment des contributions volontaires. Le fait de ne pas organiser pour janvier prochain la ziara sous son format habituel n'exclut nullement que les dites contributions puissent être mobilisées aux fins de participation
à l'œuvre spirituelle que constitue la ziara. Comme on n'organise pas une ziara comme habituellement prévu, eh bien cet argent-là sera utilisé dans le cadre du financement de la finalisation des travaux de la grande mosquée Cheikh Omar Fouti, où nous avons l'honneur et le plaisir et l'élection de Dieu d'être présent. Donc chacun est invité à fournir sa contribution. Ce jour du 25 janvier, ici même en ces lieux, les commissions de collecte, de réception des dites contributions seront ici en place pour recevoir les contributions des uns et des autres. Ces contributions pouvant être à la fois individuelles et collectives, comme nous le savons ici en tant que musulmans actifs dans ce pays, ma foi de Cheikh Omar Fouti, de la Hajj Malik, de Serigne Bamba et de tous les guides religieux connus. Voilà voilà en tout cas la quintessence en français du message qui avait été transmis. Je pense avoir couvert tous les aspects. Nous vous remercions encore une fois. C'est bon? Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara képp ku bërëb bi nga nekk. Xam ngeen saa yu bërëb bii mois de janvier di jege si xam ngeen ni bërëb bii dafa am loo xam ne ni daf koy waajal ci kilifteefu nag xalif général de la famille omarienne muy Thierno Mouhamadoul Bachir ak ndigalam waaye ci njiitalu serviteur de la communauté omarienne muy Thierno Madani Mountaga Tall. Loolu nag mois de janvier bu egsee xam ngeen dañ daan waajal ziyaara bi ñu daan defal Thierno Seydou Nourou Tall ak Thierno Mountaga Tall Ahmad ñoom ñuy tëdd fii suñu ginnaaw at bu nekk 25 janvier lañ ko daan defee fii ci bërëb bi waaye ren nag dafa am ndigal bi nga xam ne jot nañ ko ci xalif yi maanaam muy Thierno Madani Tall gannaaw gu mu diisoo ak waajuram xalif général Thierno Mouhamadoul Bachir ñu jot ndigalu yeggal nit ñi xibaar yi am ci ziyaara bi waaye tamit xibaar yi am ci liggéeyu jumaa ji ndaxte ren ñaar yooyu kenn mënu koo teqale ziyaar boobu nag ci anam yi mu daan amee at bu nekk ren soppeeku na li ko waral mooy liggéeyu jumaa ji dafa toll fa nga xam ne ni mënatuñ ko waajal dañ ko daan waajale fii ci bërëb bi xam ngeen yéen ñëpp ñi fi teewoon daaw chantier bi mu ngi fi woon waaye defoon nañu ziyaara fii ci bërëb bi waaye ren dafa am lu bees lu ci dugg li bees mooy chantier bi dafa avancé lool jot ay bagages yu bari ci bërëb bi am tamit benn trafic bu bari ba nga xam ne camions yi indi matériel yi dañ ko fi amee surtout nag ci mois de janvier bi loolu moo waral xalif bi wooñu ne nañuy yeggal nit ñi ne ziar bi nañ ko daan amalee ci anam bañ ko daan amalee ci ñeenti fan fii ci bërëb bi loolu mënatul nekk ndaxte amatuñu espace bi nga xam ne loolu mën nañu ko permettre ñu def ko ba tax na xam ngeen ziar nag moom ay ñaan la ziar bi ci boppam kenn du ko bàyyi dafa am beneen anam niñ koy defee ci ndigalu xalif yi nag ñu ne ñëpp ña daan teew fii ci ziar bi ci ñeenti fan yooyu moo tey da ngaa yor jàkk wala nga yor jiite juma wala nga am benn mbootaay ba nga xam ne moom nga jiite nga defee ko foofu sa bërëb ba nga toog nga foofu sa jumaa ji nga toog waaye wala ba jàkk bi nga jiite wala mbooloo bi nga jiite fépp ci Sénégal nga toog foofu def ziar bi nag nañ ko daan defee rek ci ulema yi ci seen i ndigal tamit noonu lañ koy defee ci bërëb yëpp maanaam journée bi yëpp ay ñaan lay doon ak ay jàng alxuraan loolu mooy ziar bi loolu la ñuy ñaan ci ndigalu xalif yi ñëpp ci seen bërëb ñu def ko waaye dafa am leneen tamit lu ci laxasu ndaxte ziar bi bu ñëwoon
fii ñu ko daan defee bañ ko daan waajal dañu daan jot ay ndimbal yuy jóge fu ne maanaam Sénégal yëpp daf ci daan jàpp loolu tamit ñu ngi bëgg a xamal mbooloo yi que ni loolu ma ngay daw ba tey ndaxte la ñu doon waajalee ziar bi léegi moom la ñuy waajalee liggéeyu jumaa ji benn rek la sotti si ak def ci la kon boog ñu ngi ñaan ñëpp ña nga xam ne dañ ci daan jàpp ci liggéeyu ziar bi incha allah nañ ci daan jàppee ñu continuer ren jàppee ko ci liggéeyu jumaa ji ba tax na xalif bi décidé ni fii ba le 25 janvier wala le 25 janvier ci jour ba ca bërëb ba incha allah bërëb bi fii dana am benn commission bu fiy toog ba nga xam ne liggéeyam ci bëccëg bi yëpp suba ba guddi incha allah mooy doon jot ndimbal yooyu nga xam ne danañ ko def ci liggéeyu jumaa ji loolu mooy doon incha allah commission bi toog fii le 25 janvier di datu anniversaire wàññeegu suñu xalif Thierno Seydou Nourou Tall bi nga xam ne moom la ñuy defal ziar bi waaye moom ak doomam Thierno Mountaga Tall Ahmed ñi tëdd fii suñu ginnaaw kon boog ni ñëpp jàpp ni incha allahu taala ci gàttal rek que ni ziar bi dina am waaye anam bi dana soppeeku ziar bi ku nekk fa nga toog sa dëkk incha allah ñu ngi lay ñaan nga defee ko foofu le 25 janvier def ay kaamil def ay ñaan ak lépp loo mën a def rek ngir jaamu yàlla li ci des mooy le 25 janvier commission bi dina fi toog suba ba ngoon ginnaaw bi ñu tamit defee fii ci bërëb bi ay kaamil ak ay ñaan waaye commission boobu dina toog ngir waajal ndimbal yi nga xam ne nit ñi dañ ko daan indi pour ziar bi waaye ren ñu indi ko pour liggéeyu jumaa ji ndaxte lépp benn la loolu moo doon li Thierno Madani waxoon ci ndigalam waaye ci kilifteefu Thierno Mouhamadoul Bachir xalif général nañ ko yeggal mbooloo mi yëpp asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu sayidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi maa ngi wax ci làmmiñu daara bu nuur ak daara soxna tabarakallahu alxaaji Samba Diagne di nga xam ne Fatou Bintou Niass mooy ki yàlla dogal mu nekkal ko fa di wax ci làmmiñu ka nga xam ne moo ŋànk daara yi moom it moo am ñu nekk ci kawam muy Thierno Makkiyu Muntaqa Ahmad Muntaqa Cheikh Alhaji Omar ginnaaw bi nga xamante ne yàlla dogal moom daara bu nuur am ñi nga xamante ne dañu fa nekkoon lu tolloog ñetti at bi daara ji tijjeeg léegi at bu nekk am ku ñu taril yàlla def nag ren ki nga xamante ne mooy Dame Diop di doom ci Lamine Diop ak Soxna Khady Diop ak ki nga xamante ne mooy Mahmoud Diallo di doom ci Thierno Makki Muntaqa Tall mi nga xamante ne Mahmoud Tall di doom tabarakallahu ci Thierno Makki Muntaqa yàlla dogal ñu bokk ci ñi nga xam ne dañoo nekkoon fii ci daara ji moom Mahmoud waaye ci diggante gi mu génn nekk ci daara soxna Fat Bintu bi nga xam ne alxaaji Samba Diagne ñëpp xam nañ ko wala ñu bari xam nañ ko ci addina bi ah bésu maamam yi nag rawatina ci weer wi nga xamante ne weer la bu barkeel daawuñu niinal tabarakallahu bés bi waaye ren ñu bëgg ci dugal li nga xam ne mooy bégal leen moom nag mi nga xam ne mooy alxaaji Samba Diagne bi ko waa daara ji waxee ne ko dañuy def programme bi yàlla def sutura Abdourahmane bokku ci ñu mokkal bokku ñu jàng Mahmoud Tall bokku ci ñu jàng yàlla def nag moom la Dame Diop ñooñu ñaar nag di Mahmoud ak Serigne Dame yàlla dina def ci bés boobu dinañ leen sargal dinañu sargale li ñi nga xam ne it wàccee nañu alquran bi waaye li ci gën a yéeme mooy ki nga xam ne mooy alxaaji Samba Diagne kenn la ci ñi nga xam ne addina xam na ko bi mu dalee jàngale alquran li gën a fës daal 1963 la ba léegi mu ngi ci njàngale bi dellu tamit di yokk moom it ci ay daaraam biñ ko compté mat na ñaar fukki daara ak ñaar fukk yaani ñaar fukki junni daara ak ñaar fukk ak ñeent 24000 daara ci biir daara yi mu ne nag moom Thierno Makki dañu bëggoon pour bés bi am alquran donte ne xale yi dinañu tari mu defal leen alquran bi nga xamante ne ci bila adad mu nekk téeméer ak fukk ak benn boobu moom mu ne su fekkee ndigal kese nga ma jox mën nañu def lu ko ëpp comme temps bi nga ma may mooy ci weeru janvier bi yëpp te benn fan rek ci daara yi ma yàlla dénk su mu leen joxoon ndigal mën nañu def lu ëpp ay junni kon incha allahu rabbi danañu fas yéenee jàng alquran taarale ko bés bi waaye nag ñaanale ko maamu
Mahmoud Tall moomu nga xam ne dafa bokk ci ñi nga xamante dañoo nekk ci daaraam nekkoon ci daara maamam fii di daara Cheikh El Hadj Umar te le 25 mu dajeeg maamam boobu di Thierno Saïdou Nourou génnoon àddina ñu koy defal ñaan maamam bi jur papam Thierno Mountaga ak ay mbokku daaraam ak ay mbokku dëkkaaleem daan ko daje kon nag dinañ ci profité pour mun a jox cadeau sëtam boobu ndax la ca maam sëta koy jël muy Thierno Mahmoud Tall di Thierno doomu Thierno Makki mu sëtu Mountaga kon dinañu def ñetti junniy kaamil ak fanweeri kaamil ak ñett ba pare yéene ko nag maamam yi yéene ko nit ay waajuram waaye yéene ko waale daara ji loolu nag luñ ko defee mooy pour bañ a niilal tabaarakallahu bés bi di ci woo ñi nga xamante ne fii la ñu ne te du teeyi tabaarakallahu daara yooyu nga xamante ne daara soxna Fat Bintu Ñas ak daara Bun Nuur danañu ànd ak seen i xale ñañu àndal ak seen i waajur pour ñëw jàkkaarloog tabaarakallah askanu Sénégal loolu moo taxoon nag ñuy wax ci làmmiñ bi nga xamante ne ñëpp buñ ko déggulit ñu bari dégg nañ ko kon ñu ngi tàllal addina loxo di leen wax ne leen ku bëgg a xam résultat wu njànginu wala résultat wu njariñu doxinu maamu Mahmoud yi mu ngi feeñ ci sët ga olof dinaan la ca maam sa da koy jël kon le 25 ñëw leen seet lan la Mahmoud Tall commencé jël ci maamam Thierno Mountakha jëlee ko ci maamaatam Thierno Saïdou kon daal su matee alkamaalu lillah su manqué ci man la wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh